jaa ngeen jëf nuyu nañ leen yéen téléspectateurs yi nuyu nañ leen yéen suñu mbokku internautes yi heure bu baax bi comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne après journal ñu ñëw tàmbali ci ñëw yaatal man ak Merry Beye Diouf ci li xew ci biir internet bi tey nag tàmbali nañu c'est parti pour 26 minutes Merry. C'est parti pour 26 minutes merci Mamadou maa ngi lay nuyu yow tamit di nuyu suñu téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ne ñoo safoo di seetaan li xew ci biir internet à partir de 13h30. Donc ñu leen di dalal jàmm te di leen naan. heure bu baax bi jot na. heure bu baax bi jot na du ñu jóg ci di gërëm suñu sponsor officiel CSB Jili nekk rond-point cité Kër gi nga am possibilité jënd fa ay téléphone portable ngeen am possibilité jënd fa seen matériel yi nga xam ne électronique la da leen di arrangé ci période yi tàngaay yeeg yu ni mel mu nekk boutique bu mucc ayib mën nga fa amee lu ne suñuy télévision yeeg yu taaru yi ngay gis climatiseur yeeg yooyu. waaw xam nga ne instant bi dañu nekk ci période tàngaay donc dafay baax nga daal di am sa climatiseur de très bonne qualité avec une garantie de 24 mois. wala tamit téléphone nga xamante ne defe naa léegi moom mooy le must. nekkatul sax indispensable mais le must la donc boo leen ci bëggee marque yu baax muy Samsung muy yeneen ak yeneen. boo leen demee fële ci CSB Jili di ngeen ko fa am yu baax te aussi am garantie bu yàgg. yeneen téléphones yi wala yeneen marque téléphone yi am ngeen possibilité am ko fële ca Gueule Tapée boutique yi nekk Gueule Tapée Parcelles Assainies wala Colobane numéro téléphone 77 420 34 48 wala 33 822 47 00 surtout ñun suñu sponsor bi dafa méngoo ak ñun mbiru internet la ñuy waxtaanee mbiru digital ak li nga xamante ni mooy xarala yu bees yi am ngeen possibilité dem fa comme. sunu rubrique kii kan la wala bu yàlla nee waaw ni mu koy defee démb am na ku ñu waxoon moo gañe mooy Ibrahima Khalil dem na ba photo wu tey envoyé nañu ko. waaw Ibrahima Khalil mooy nekk moom la ñu tàmm moom la ñu choisir démb plutôt ci rubrique bu yàlla nee waaw wala kii kan la. donc moom ngeen koy gis noonu. mu daal di dem jëli nga xamante ne moo di lowam fële ca CSB. photo baa ngi nii moom mi ngi noonu en compagnie des mooy ñi nga xamante ne ñooy liggéey foofu. avec ses lots nekk kër góor gi wax nañ ko ñun jarul sax ngeen ñuy gis jarul ngeen ñëw ci télé bi directement ngeen di dem foofu photo wu ñu jox leen seen lot ngeen envoyé ñun tamit ñu partagé ak téléspectateurs yi partagé ndoo ko ak suñu bokk internet yi actuellement yéen ñuy suivre ci suñu page Facebook di féliciter encore une fois Ibrahima Khalil di remercier bu baax suñu sponsor bi Jili CSB nekk rond-point cité Kër Gorgui yeneen boutique am na ko mi ngi nekk Gueule Tapée Colobane ak Parcelles Assainies mën ngeen fa amee lépp li ngeen soxal ci mbirum téléphone comme ñun dañuy dox ci mbirum internet ak téléphone yi ni mel nekk na ak ay produits Samsung yu am solo. jigéen laay tànn ndax gis naa ne suñu ñaari ñi ñu tànn ñëpp ay góor lañu. jigéen nag yow tamit parce que jigéen yaa ngi joué. tey ki trouvé. bu dee ñu ne bu ñu choisiree jigéen. ki ñu wax. du ma joxe moom réponse bi. waaw nee na ko na ñëw assister ci activité bi muy def. ci kanam tuuti kon loolu baax na jigéen la choisir. ci kanam xaritu jigéen ñi la nag. dañuy tàmbali ak information bi président de la république dem fële ca Kër Massar indi fa lu bees déjà ci site internet yeeg réseaux sociaux yi mooy actualité bi. effectivement donc son excellence le président Macky Sall dafa daal di dem fële ca Kër Massar parce que umpule wu leen ne dafa amoon ay inondation foofu nag daal ndox bi bëri fa trop. mu daal di dem foofu nag daal di décider que ne Kër Massar sera érigé en département. su ko defee dina nekk le 46e département du Sénégal loolu suñu président moo ko daal di xamale ci li nga xamante ni moo di ay tweetam. ñu bëri nag daal di jël information bi relayer ko di samp laajte naan est-ce que le fait que ñu jël Kër Massar def ko département dina tax inondation yi wàññeeku. am déet donc affaire bi daal yëngal na li nga xamante ne moo di réseaux sociaux yi ndax ku ci nekk mi ngi def sa tweet wala ku ci nekk mi ngi def sa publication wala daal di def li nga xamante ni moo di commentaire donc laaj bi samp nañ ko est-ce que le fait de jël Kër Massar def ko département est-ce que loolu dina tax inondation yi réglé waawam déet mais en tout cas information bi loolu la woon. ay laaj la yu ñuy samp information bi moo xew actuellement nii ci internet bi comme ni mu xewee nii ci journaux classiques yi gis nañu ko léegi suñu information suñu xibaar yi nga xam ni télévision Futurs Médias proposé nañ leen ko ñun nag ñu ñëw ci beneen wàll ci mbirum internet bi lan la ci internet yi wax moo nekk loolu xibaar baa ngi noonu internet bu ci nekk mi ciy joxe xalaatam ba ni mbirum inondation bi créé fi coow lu rëy ay images yi nga xamante ni ñëpp a ngi koy partagé démb ba tey nag image bi ñu leen di waaje woon nekk na image bu ñuy partagé ci waaw image bi c'est des images li ñuy wax des vidéos inédites parce que ay nit ñoo xamante ne ñoo ko jël seen
téléphone daal di ko filmer daal di koy partager ci réseaux sociaux yi pour montrer l'ampleur de l'inondation fële sa Kër Massar gis ngeen ko ni benn ku góor moo daal di jël xale dugal ko ci paan di traverser ak moom gis ngeen ndox bi nu mu veeree nii nit ñi di jàll comme si de rien n'était donc image bi dafa daal di alerter ñu bëre parce que xale la te ñëpp xam nañ ne que protection de l'enfance aussi ñu ngi fii te c'est important mais surtout ndox bi ni mu jëlee dëkkuwaay yi ak koñ bi c'est important ñu wax ci duñu jóg ci di ko wax li xew ci internet bi la lii nag seetlu nañu ba inondation yi amee ba léegi surtout démb ak bërki démb moom la ñuy partager internautes yi di ko partager yéen suñu mbokk internautes yi ngeen proposé ñu ko ak hashtag bi ñu sunu net gis nañ wax nañ leen ni ñu ngi gis message yëpp ñun nag dañuy relayer diggante ñun ak yéen wala ñun ak téléspectateurs yi ak internautes yi seen ay message dañ koy jot démb ba tey ñu ngi ñuy taggee ci image boobu nga xamante ni gis nañ ni Sénégal gi yëpp nga ko doon partagé. waaw non seulement sax am na vidéo boobu mais am na tamit beneen vidéo boo xamante ne dañuy wane koo xamante ne dafa yor saaku mburu parce que ñoom dañu dem ba dañu couper des voilà mënu amatuñu yoon pour jàll foofu donc voilà ñu leen di indil mënu ñu jël saaku mburu bi yenn ko kookoo gi traversé ak ndox bi mais ñu def attention parce que lekk la tamit ci biir lay dem te dañuy ragal à la suite de ça ay feebar jóg doo xam parce que ndox bu vert bi rek xamoo lu mën a nekk ci biir voilà c'est un problème ouvert voilà problème de peau lu nekk mën a si kii interpeller autorités yi ci situation bi nga xamante ni waa Kër Massar wala yeneen zone ci Sénégal yu inondé mais tamit am na beneen image boo xamante ni suñu benn internaute moo ñu ko proposé du ma wax dara nañ leen ko ñu seetaan ko te ñëwaat ñu seetaan ko vidéo très touchante. voilà c'est gis nga ko gis nga ñëpp ngi ci taggee ak hashtag bi sunu net ñëpp naan ñu wane leen lii ngeen partagé di wane ampleur inondation bi gis nga ko nii xale bu ndaw la xamagul dara gis na ñëpp di ci jàpp muy jéem a def comme ñoom dafa daw yaram lii rek dafa wane ne que ne amul xale amul mag képp ku gis ne que ne sa morom mi ngi dans le besoin nga daal di ko dimbali c'est que moom xale boo xamante ne wóor na ma ne kii moom mënul wax mi ngi gis xam naa adultes yi di ngacc ndox bi moom tamit mu daal di ñëw ne dafay jàppale donc ñu ñaan autorités yi rek ñu gën ci jàpp balaa mu ñuy jural yeneen i problème maa ngi xaar suñu live bi gis naa ni dafa mel ni suñu internet moo xaw am problème tuuti de fii suñu live bi laay seet nii gisaguma en direct heure bi daan na fekk may gis réaction yi internautes yi li ñuy xalaat ci li ñu leen di proposé comme émission bi xam nga émission bi c'est interactive en même temps en temps réel ngay gis commentaires yi ci Facebook bi ngay gis commentaires yi ci statut WhatsApp yi nga koy gis ci Twitter bi ak hashtag bi suñu net maa ngi xaar suñu live suñu direct moom laay xaar ni ñu dugal ko léegi vite fait ma xool commentaire yu internet yi parce que dafa am ay questions yu am solo yoo xam ne dañ leen koy proposer ak rubrique gu lii di kii kan la moom la ñuy xaar pour ñu xool seen ay réaction ndax xool li ban ampleur la ñu joxe surtout seen réponse yi nga xamante ne day jàll en direct te loolu nekk na lu am solo leneen li image boobu nekk na lu doy waar nag mais tey nag moom li ñuy waxtaanee mooy statut WhatsApp yi xam nga xale yi ak xale yi ndaw yi xam nga toujours ñu ngi doon waxtaan ci xale yi xale yi ndaw yi gis nga bu ñu yoree téléphone yoo xam nga ci dara am nga doom kon expliqué ko sax. non loolu kay moom maa ko dund vécu la. day jël sa téléphone yor ko di si seetaan YouTube am mais kenn gënul gaaw xale boo xamante ne dafa yor YouTube. nga woo ko mu rejeté appel bi. mi ngi ni muy rejeté appel bi. moo gën a gaaw éclair. personne ne rejette un appel plus rapidement qu'un enfant qui regarde YouTube loolu dëgg la dëgg gu wér péng la. c'est que dañ leen jox seen téléphone yi pour nekk suñu activité. waaw ku woote téléphone xamuñu urgence xamuñu dañ koy génn delloo gaaw parce que da leen di déranger en fait. waxuma la sax dara mais yenn saay sax doo leen ko jox mais ñoom ñoo koy jël man bërki démb sama doom bi dañ koy nekk di ko wër ci biir kër gi. di wëraale sama téléphone nekkate daa ñëw. fekk ma ma tëdd mu root ci téléphone bi jël ko dem dugg ci armoire bi làqatu foofu di seetaan YouTube te dañ koy ubbi doo xam nu ñuy def ba déverrouiller téléphone bi. lu xew la suñu doom yi ak seen ak smartphone yi téléphone portable mais nag ñu leen di surveiller am na ci solo. du ñu jóg ci di ko wax au delà de ñoom dañoo tolloog jamonoy téléphone jamonoy smartphone mais nañ leen di surveiller bu baax ñuy xool bu baax li ñuy seetaan ndaxte tamit contrôle bi am na solo. surtout ci jamono ji ñu toll nga xam ni internet ak mbiri téléphone yi ak smartphone yi dafa lëmbee àddina leneen li xam nga statut WhatsApp ci la ñuy des sax mbirum téléphone portable yooyu
waaw ci la ñuy des parce que suñu internautes yi à chaque fois dañuy interpeller dañu laaj. parce qu'on parle de beaucoup de sujets. mais tey dañuy laaj depuis fan yi ñu wax ci mbirum WhatsApp. ci sécurité WhatsApp. parce que WhatsApp nekk na application boo xamante ne presque ñëpp a ngi koy utiliser. muy mag muy ñun ñi am na WhatsApp pro am na WhatsApp compte personnel donc ñu ne woon dañuy dem tendre suñu micro à benn spécialiste boo xamante ne mi ngi ci biir milieu bi. mu daal di ñu expliquer lan mooy naka la ñu mën a sécuriser. li nga xamante ne moo di suñu compte WhatsApp. ndaxte WhatsApp daanaka moom moo nekk à la base de presque problème yu xew yëpp. actuellement donc nag ñu déglu suñu intervenant bii di monsieur Alioune Diallo mu daal di ñu expliquer naka la ñuy mën a sécuriser suñu compte WhatsApp. ñu dem. sécurité WhatsApp. WhatsApp di application boo xamante ne pratiquement ñëpp a koy utiliser mag yeeg ndaw yeeg ñëpp tey nag vite fait rek ñu expliquer leen wax leen ay astuces pour ngeen sécuriser seen WhatsApp benn si astuce yi mooy li ñuy wax authentification à double facteur maanaam loolu da lay permettre parce que boo xëyee nga am beneen portable soo bëggee changer jël sa numéro bu nekk fii def ko fële. chaque fois soo dugalee rek dafay laaj benn code te code boobu yow rek yaa koy xam dafay tax nag kenn koo xamante ne par exemple am na sa numéro mais mu yor beneen portable mu ne kii xam naa numéro xaaral ma jël numéro def ko sama WhatsApp loolu mun na nekk mun na jël sa numéro def ko si WhatsApp bi mais su ko laajtewul code moom dafay am sa discussion yi am sa lépp maanaam lépp lu nga amoon sa WhatsApp moom daf koy am. donc pour bañ loolu noonu da ngay jaar ci authentification à double facteur beneen ci astuce yi tamit muy authentification par empreinte wala par code wala ñu koy wax aussi par Face ID pour ñu yor iPhone yi ak téléphone yu bees yi loolu tamit dafa mel ni comme soo defee verrouillage sa portable rek chaque fois soo bëggee dugg sa portable accéder ci menu da lay laaj code wala mu ne la nga teg sa baaraam mu authentifier la wala mu laaj la nga teg caméra bi sa kanam pour mu bàyyi la nga dugal Face ID bi WhatsApp bi tam noonu la fay demee da ngay dugal sa baaraam teg sa baaraam mu bàyyi la nga authentifier mooy empreinte bi wala mu laaj la benn code mooy sa code secret nga dugal ko noonu la fay demee aussi waaw di astuce yoo xamante ne da lay permettre nga sécuriser sa WhatsApp si lu gaaw ba kenn du am accès sa données yi maanaam keneen koo xamante ne amul sa numéro ak yooyu noonu di am accès sa données yi wala mu koy trafiqué ak yooyu noonu. ñu jaajëfal Alioune Diallo moom nekk informaticien wax nañ ko ñun dañuy boole utile ak agréable. dañ leen di reetaandoo jox leen information jàngal leen ak ay spécialistes yoo nga xamante ni dina permettre seen téléphone wala ci mbirum internet yi donte mënoo am sécurité à 100%. mais dinañ leen wax ay astuces yu simple yoo xamante ni mën ngeen cee dugg sécuriser un peu seen téléphone ndax fi mu ne nii jamono ji wóorul. dëgg la jamono ji wóorul te wax na ko dafa am li nga xamante ne moo di sécurisation par vérification 2 niveaux. maanaam benn bi mooy da ngay vérifier à 2 niveaux su ko defee keneen bu mënee ñëw dugg sa biir compte du mën a am accès à ça sécurisation à 2 niveaux bi nag lenn la képp ku ubbi sa WhatsApp wala nga dugg si da lay yónnee benn lien pour te dire que yaa ngi ubbi sa WhatsApp est-ce que yow la bu dee yow la nga daal di cliquer oui mu may la nga am accès sa WhatsApp bu dee du yow mu nekkoon am na kenn koo xamante ne mi ngi jéem a dugg sa WhatsApp beneen bi mooy li mu doon wax ñi yor iPhone wala leneen mooy Face ID bi yenn saa yi di nga sécuriser sa téléphone en entier mais fàtte sa WhatsApp léegi boo demee ba sa WhatsApp dina am ay paramètres soo demee ci paramètres di nga mën a def li nga xamante ne mooy pour ubbi sa WhatsApp il faut nga def Face ID wala nga def code empreinte wala nga def code numéro donc loolu yëpp c'est possible de le faire. explication yi simple na. je pense bien internautes yeeg téléspectateurs nañ ko comprendre. ndaxte jamono ji def WhatsApp dafa xew ñëpp a ngi koy utiliser. ku nekk ngi ci WhatsApp yi mais tamit sécurité bi mënoo ko ci am à 100% mais astuce yi je pense yi kii Alioune Diallo expliqué. simple na li nga wax ni leer na. pour ñi nga xamante ni ñi ngi ci WhatsApp bi te xamuñu nan la ñuy sécuriser seen compte. effectivement en fait WhatsApp di wax si moom c'est tellement large. xam naa ne dinañ si revenir ci yeneen aspects yi par exemple statut yi parce que statut yi par exemple il y a un moyen de protéger ces statuts. mën nga def que ñëpp gis ko. wala say contact kese gis ko wala yow kese nga def sa statut bopp gis ko donc loolu tout ça am na sax possibilité de bloquer des personnes pour dootuñu gisati sa statut donc yooyu yëpp dinañ si ñëwaat. waaw miin nañ ko de yow tamit. non xam naa ne miin nañ ko mais suñu yaay yi tamit bul fàtte suñu yaay yi ñu ngi fi ak suñu papa yi. ñoom tamit ñu jàngal leen parce que maire
yi dañuy bëgg yenn saa yi di surveiller seen compte WhatsApp doom yi waaw loolu baax na ci surveillance bi baax na ci. exactement internet la parfois nga nekk sous-marin. voilà te am na maire yu nante yi nga xam ne wala pas yu nante yi nga xamante ni dañuy nekk ci réseaux sociaux yi te seen doom yi xamul. ñuy surveiller bu baax di xool loolu yëpp dafa bokk ci yar gi léegi. yar 2.0 loolu noonu la éducation da ngay adapté wu rek. am na solo li nga wax noonu mais comme ni ma ko waxee sànq dañuy boole utile ak agréable. gis nañ déjà réaction yi ñi ngi xool live bi ci YouTube bi déjà. di xaar live bi ci Facebook bi quelques soucis techniques mais ñi ngi ci ñëw dinañ ci ñëw léegi seen réaction dañ koy soxla surtout ci moment bi nga xamante ne ci la ñuy xaar rubrique gu kii kan la mooy rubrique bi ñëpp di xaar. wala lii lan la. instant yii nii buy waaj mën naa la wax imaginer internautes yi. nan la ñuy taxawee. wan ma ko ma seetaan seetaanal vidéo non gis nga yenn internautes yi bu ñu yeggee ci rubrique kii kan la dañuy bëgg di xaar ban question la ñuy posé. donc man maa imaginer ni kenn proposé wu ma ko bu ma leen tooñ man maa imaginer ni nii ngeen di xaaree parce que may gis ñi gars yi di excité tuuti. ci waaw gars yi dañu yàqamte li nga xamante ne moo di rubrique kii kan la wala bu yàlla ne waaw. donc ñun tamit si suñu imagination rek ñu daal di leen may vidéo bu ne leen nii ngeen di bëggee rubrique boobu ndaxte gis nañ ne si live bi à chaque fois bu ñu ko commencé rek ñun ñëpp dañuy commencé naan kii kan la kii kan la kii kan la ambiance bu neex la wax nañ ko dañuy boole utile ak agréable ñu leen di relax heure bi moo ko waral. heure añ la heure pause la heure relax la mais tamit ñu leen di jox information yu baax yi li xew ci biir internet tous les jours lañ leen koy proposer lundi ba jeudi fii ci télévision Futurs Médias wala en live sur les réseaux sociaux hashtag bi sunu net la ñun ak yéen ñooy def émission bi kii kan la bu démb ñi ngi woon poser question bii wan leen image bi kii. waaw je pense que ni ñi ko trouvé bari te léegi dañ ci boole di def introduction. non léegi kay dañu lay defaral histoire c'est-à-dire ñun soxlootuñu sax. di dem wëri ji pédigré wu nit ki mais internet ci boppam ñoo ñuy indil li nga xamante ne nii moom la lu ñuy wax jaloore. ki nga xamante ne moom la ñu teg ci kan la donc tey kii di Sambassine di. Kouthia alias Kouthia. gis naa ne ñëpp trouvé nañ ko tamit waaw ñoom ñëpp trouvé nañ ko am ñoo xamante ne nag dañ lay defaral montage bi comme ni ko suñu gagnant démb bi defee. avant après ba pare nag wax la kan mooy Kouthia ak lan la def nee nañ nag monsieur moom mooy monsieur anti stress. ki nga xamante ne saa yoo stressé boo ko seetaanee da ngay déstressé di ko remercier si loolu tamit parce que mi ngi dimbali sénégalais yu bari ñu génn si seen zone de stress. ñu wax na nee nañ dinañ tànn kenn. fii ak suba wala lundi prochain mu ñëw jigéen lay doon moom moo ko wax. mu ñëw mu invité ko mu seetaan Kouthia show moom moo ma wax loolu en plus nga dem jëli sa loo fële ca CSB. mais ki ma ci gën a impressionné mooy waxuma moo gañe nag. waaw. mooy ki ne artiste comédien Sambassine alias Kouthia alias El Hadji Abou Bilal a commencé sa carrière vers les années 1990 à la ORTS propulsé par son talent et avec l'aide de Moïse Ambroise Gomis. Il est connu par le grand public. Il a fait Walf FM, Walf TV avant d'atterrir à TFM. mooy li ma la wax rek kii moom historique c'est-à-dire dafa mel ni moom mooy historien wu Kouthia. ba pare dafa def kii bi en tout cas mi ngi noonu humoriste bu mag bi El Hadji Abou Bilal ñu naan ko Sambassine alias Kouthia. ñu koy ñaanal yàlla gudd fan. nii la nag rubrique bi nii la dañuy wane sa photo démb ak sa photo tey bu yàlla ne waaw la ñuy wax bu dee kilifa la ñu ne sa kii kan la rek. bu dee koo xamante ni mag la kilifa la tey nag kii lañ leen di laaj ñu bàyyi leen ko vendredi samedi dimanche ba leen di ñu ñëw joxe réponse bu baax bi. kii est-ce que gars yi nañ ko xàmmee. kii moom jantal na di. ak ñeneen kii moom kii kan la rek la ñu wax. yaay kii kan la waaw bii moom nag gëw ma nag bii nag internet yi nag li ngeen ay yëpp man du ma wax dara. gëw ma nag bii ngeen trouvé ko. si live bi nag moment bi laa doon xool kosu na moom mais li yàgg na de. yàgg lii photo noir et blanc la yow. après booy nañ la defal parcours un peu nit ki. waaw defal leen parcours am bu dee trouvé ngeen ko bu dee xam ngeen kii kan la defal leen ñu parcours am ñu xam waaw bu leen ñu defal page nag dégg nga réseaux sociaux la ñu wax na kii rek résumé discussion la ñuy wax nañ def résumé court et bref clair concis
waaw court bref concis. mi ngi noonu na nekk question baa ngi noonu kii kan la mooy question bi ñu leen di bàyyil tey ci jeudi bi suba du am samedi ak dimanche lundi ñu ñëw joxe réponse bi peut-être ki ñuy tànn mën na nekk jigéen ñu yóbbu ko fële ca CSB suñu sponsor officiel ci rond point cité kër góor gi ca Samsun ba ak boutique bu yànji bi mu dem jëli loom comme ni ko Ibrahima Khalil defee tey ñu partagé ko ak internautes yi partagé ndoo ko ak téléspectateurs yi am na lii lan la bu ñu proposé. waaw bu ñu jógee ci loolu ñu daal di dem ci lii lan la parce que lii lan la am na lu ñu leen indiloon ñu leen di laaj nag lii lu mu doon defe naa anciens yi xam nañu. donc am na ñu bëri encore ñu ko trouvé parce que nee nañu doomu tiir la waaw da nga koy toj. donc moom tamit gars yi trouvé nañ ko même fii sax war nañoo mën a tànn yenn saa yenn gagnant. wax nga dëgg. waaw fii war nañ see mën a tànn certaines personnes mais nag bu tey bi am na leneen lu ma indi. wan ñu ko Régie tegal ma lii. suñu réalisateur dañoo xarañ de ay. lii la 2.0 lañu. lii xale yi xamuñu ko de 2 minutes. en fait lii sax xam nañ ne rajo la. mais li ñu bëgg. ñu wax ñu mooy naka lan lañ ko doon utiliser. voilà mooy question bi. utilisation rajo bi lan la woon. mais xam nga ni le temps passe vite. très vite gaaw très vite. mais am na grand yi nga xam ne ba tey nii rajo yi la ñor. ba léegi. ay ndaanaan. ay xalaat ñenn ñi sax bëgg ma wax seen tur. ñu xam ne ay anciens lañu te pourtant li yàggu. non yàgg boobu. mais li instant bi war na cher instant boo koy jéem a amaat. waay mais est-ce que booy 2000 yi xam nañ ko. 2000 nañ ñu wax lii nii rajo bi pour lan lañ ko doon utiliser. voilà defe naa prochaine personne bi ñuy tànn. fii lañ koy tànnee. ñu xam nag dëgg. jaajëf mairie li ngay gëstu nii di indi fa affaire yi di fàttalikuloo nit ñi keroog benn mag nee na ma li ngeen def noonu am na solo dina permettre xale yi surtout yow bi nga naan période année 2000 yi. période xale yi dem gëstu ji. ñoo won leen loolu baax na toujours la ñun tamit loolu mooy suñu rôle télévision Futurs Médias miroir du Sénégal lii lañ fi nekkee di leen dégtal li xew ci internet yi mais surtout di leen déggal lu baax di leen wan nan la ñuy utiliser wala ak ay experts ñoom du ñu wax sans xalaatu ñi nga xamante ni seen xam-xam màcc na ci ñu wax leen mbir internet nan lañ koy jëfandikoo def fact checking bi loolu nekk na lu am solo tey nag mooy dernier numéro bi balaa ñoo ñëw ci semaine prochaine incha allah action citoyenne duñ ko fàttee ndaxte bari na ci ñu ñuy envoyé ay message ci hashtag bi sunu net di ñu wax ni seen koñ mujj gi yëf yi dafa nekk concurrence gis nga nit ki moom looy def lu baax rek day koy gën a fësal su ko defee nit ñi di ko wane man bëgg naa genre concurrence yooyu ndax dafay booster li nga xamante ne moom mooy lépp luy action citoyenne donc tey ci action citoyenne nag ñu indi leen ki nga xamante ne mooy les jeunes de l'ASC Yaraax ñoom nag dañu daal di organiser benn séance de nettoyage fële ca plage u Thiaroye ndax xam ngeen nekk ne Thiaroye plage bi dafa salté woon bu baax a baax donc ASC Yaraax nag daal di organiser li nga xamante ne moo di nettoyage plage boobu ñu leen di féliciter di leen jaajëfal ci li nga def ñoom nag ñu ngi sol t-shirt ñit parce que defe naa kookoo leen inspiré mooy ki ñu fi indi woon te mu doon defar école yi donc di wane ne que ne action bu positive dafay daal di influencer aussi ñi nga xamante ne ñoo di xale yi et ñun dañ fi nekk pour loolu aussi pour wane lu baax lu ñuy def ci action citoyenne action citoyenne dafa mujj nekk concurrence ci quartier yi zone yi région yi gis naa ñu ci nekk di ma envoyé waa Grand Yoff dinañ ci ñëw gis naa waa Patte d'Oie waa Rufisque gis naa ku ci nekk yëf yi dafa mujj bari ak hashtag bi sunu net démb wan nañ leen tendance bi ci réseaux sociaux yi depuis bi ñu commencé émission bi yëf yi ni mu commencé yéeg importance bi ngeen ko jox nekk na lu am solo lii lañ bëgg quartier yi ku ci nekk nga nekk muy ASC nekk ay jeunes yi nga xamante ni xoolal si lu baax rek moo leen ñor ci Sénégal ngeen koy partagé seen ay action citoyenne ñun tamit dinañ gis photo yëpp ñu partagé ndoo ko ak téléspectateurs yi partagé ndoo ko ak internautes yi ku ci nekk di roy lu baax lii te loolu nekk na lu am solo effectivement Mamadou wax nga ko ba pare donc on vous soutient et on est là derrière vous chaque fois boo leen defee li nga xamante ne mooy lu baax ci nettoyage wala ci distribution de gel par rapport au corona et tout ça nous on sera toujours derrière commencé naa jot ay message kals bu RFM naan ma yi mooy rajo yu baax yi oui rajo yu baax yi gars yi xam nañu nañu wax rajo yu baax yi naka lañ ko doon utiliser ñeneen ñi gis naa ku ci nekk di commenter déjà di wax ni heure bi mooy heure bu baax bi ku nekk di scotché wu di seetaan li xew ci biir internet bi ñuy indi di leen remembal maanaam di leen fàttaliku ay affaires yu garaaw di indiwaat actualité ñu boole utile ak agréable loolu nekk na lu ci lu am solo leneen li ñuy jeexalee mooy perle du web mooy jeudi bi dañuy dajale ay vidéo yu gën a am solo wala yu neex
ci période yi maire yi bëgg di seetaan ci statut WhatsApp yi am ngeen possibilité seetaan ko ci télévision Futurs Médias. waaw loolu lañ leen di bàyyee tàggatoo ak yéen di leen jox dig daje ba lundi incha allah si seen beneen émission wala seen beneen numéro lu xew ci biir internet yi xam ngeen ñun jeudi moom mooy suñu vendredi. ñuy commencé suñu week-end ba lundi daal di jot moo tax nag ñu bàyyi leen émission plutôt vidéo yooyu su ko defee ngeen mën a reetaan xappi comme toujours parce que fii looloo fi xew on vous informe on vous divertit et voilà on vous apporte du bonheur. mais internet sax dafa ànd ak fën. loolu la. cultivons la joie. c'est ça et donnons-nous des cœurs. cœurs yi ñu koy partagé ci statut WhatsApp yeeg Facebook bi hashtag bi bu leen ko fàtte sunu net la di remercier bu baax ki solal lu ne di benn internaute la moom tamit. li mu defar rafet na. numéro téléphone Balestil 77 712 74 93 77 712 74 93 di ko jaajëfal ci li mu defar nii rafet na di leen jox dig daje ba altine ci beneen numéro entre temps ñu bàyyi leen nag les perles du web. Le serpent. Mãe, salimia. Appunto si trasferirà alla fine delle visite mediche. Sembrava esserci stato qualche difficoltà tra Pato e la società, ma dopo aver firmato gli accordi